plastique Mélanie ma bàyyi la nga yaatal ak ki nga xam ne moom moo di sa invité. D'accord merci Fatima di ko sant di ko gërëm moom Modou Fall ndax aménagé wu na pour mën a teew ci plateau bi tey nag lu ñu waxtaanee nekk na li nga xamante ne am na solo. Sénégal di ko xeex citoyen yi tamit bokk di ko xeex mooy maanaam li leen di déchet plastique te ba tey ñu ngi ciy xeex waaye ba tey am na ñi nga xamante ne ba tey tamit yeewooguñ ci. balaa ñuy dugg ci fond sujet bi damay dalal sama invité bàyyi ko mu nuyoo ak ñi ne ci plateau bi ak ñi la di sénégalais itam. waaw merci Mélanie donc dañuy ginnaaw bi ñu sant yàlla bu baax a baax julli ci sangu-sang yi donc dañuy sant askanu Sénégal yëpp donc di profito donc ci opportunité bi ngeen ñu jox donc ñuy wax askanu sunu gaal yëpp bonne et heureuse année donc di am mbégte teewaat fii ci plateau bi di wane ne fii mooy kër gi nga xamante ni mooy kërug dëgg gi la voix des sans voix donc bu ñu fi teewee tey war a waxtaane lu ñeel alam ji dinañu neex trop ndax dañu toll ci situation boo xamante ni xëy na ñi xamagut ñoo ëpp fuuf ñi xam te dañu toll ci ñëpp war a xam donc loolu moo waral wax dëgg yàlla ñuy xar suñu tànk tubéy lépp loo xamante ni war nañ koo mën a def rek jëm ci lu ñeel alam ji rek donc ñu ngi ci bay suñu waa. D'accord Modou Fall l'homme ñu koy surnommé sax naan ko l'homme plastique vraiment Sénégal kenn dootu ko présenté ti nekk na koo xamante ne xam nañ ko gannaaw xeex bi nga xamante ne da koy mëne mu nekk xeex boo xamante ne man jàpp naa ne tamit ñun ñëpp dañ cee war a jàpp parce que maamu tey jii li di déchet plastique maanaam mousse yi ak verre yi ak casse à jeter yi nga xamante ne c'est en plastique dafay indi ab jafe-jafe ci li di suñu environnement mu ngi souffrir vraiment parce que ci ay affaires yoo xamante ne ay affaires man jàpp naa ni ay affaires yoo xamante ne c'est changeable mën nañ ko changer waaye il suffit juste que sénégalais yi ñu gën a taxawaat ñu gën leen a sensibiliser nangu itam il faut ñu nangu parce que bu ñu nanguwul xeex bi boo xeex nañ ko ba sonn waaye du jëm kanam waaw parce que li la di déchet plastique day indi ay jafe-jafe yu bëri bu dul si ñun ñi les êtres humains ci li la di animaux yi wala li nga xamante ne ñoo nekk ci ndox beeg yooyu ci ndox bi ñi les animaux yi di dund ci ndox bi mala yi di dund ci ndox bi ñoom it dañ ci am jafe-jafe gu dul jeex mu nekk li nga xamante ne kii di Modou Fall da koy xeex mën naa wax ni ça fait maintenant 18 ans waaw parce que 2005 ba tey yaa ngi koy xeex mais bi nga commencé combat bi est-ce que gis nga ci amélioration. waaw sant yàlla rek parce que nekk na combat boo xamante ni wax dëgg yàlla jàpp nañ ni du jeex ilaa yawmi diini parce que li tax du jeex mooy li ñu war a def tant que dañ ko bàyyi jiitaluñ ko rek donc lu bëri day sooxe parce que ñun gis nañ ni tey contexte bi fi mu toll tey ci wàllum pollution plastique boo xoolee tey diggante 2015 ba fii ñuy wax ak yow bépp industrie bu nekk ci Sénégal di liggéey ci wàllum plastique rek xamoon nga ni bés bii dina ñëw mais tey fi mu nekk nii amul benn mesure boo xamante ni wala benn préparation boo xamante ni ñoom préparé nañ ko pour wane ne fas yéene nañoo bàyyi plastique amul benn yoon bu ñu dox jéego jëm ci loolu keroog bi loi bi nekkee bi ñu ko voté assemblée nationale coono biñ ci daj liggéey biñ ci def ba liggéey boobu député yi voté ko bi ñu xëyee teg ci ñaari fan ñoom industrie de plastique yi ci lañ dox coono bu toll noonu dox ci ay jéego pour décret d'application bi du mës a wàcc Sénégal maanaam du mës a entrer en vigueur. mi ngi en vigueur mais décret bi nga xamante ni moom mooy dëggal mbir mi. pour wane ne tey jii fi mu nekk nii li ñu wax ci loi bi. dinañ ko appliquer à la lettre donc pour mu mën a nekk il fallait décret d'application boobu. mais Modou Fall man boo waxee loolu daf may xaw a jaaxal parce que loi bi gannaaw bañ ko voté amoon na ay jéego yi nga xamante ne ñi la di waa douane jotoon nañ ko cee def. jot nañ sax def ay saisie. jàpp ay muus jël ay kii yu bëri def saisie yu bëri sax ci lu soxal ci côté sachet plastique yi. li di casse à jeter ñu gis ni que léegi mu ngi pousse léegi en plastique léegi carton yi sax la ñuy gën di utiliser. waaye boo toogee tey jii nga ne maanaam ñi entreprise yi dañu def lépp di teg seen temps comme ça. daf may xaw a jaaxal lan moo tax concernant douane pour nga mën a
importer li nga xam ne moom les sachets plastiques il faut nga am autorisation. xam nga tey bu fekkente ni même plastique bi duggatul. jógeetul bitim réew du ñëw. mais li ñuy defar fii ci biir réew mi moo ëpp fuuf. mais tey jii ni Modou Fall foogoo ne tey jii li ñuy defar fii nii ci réew mi. bu ñu tëbee tëb dindi ko. du indi ay contraintes parce que tey jii da ngay gis am na entreprise yoo xam ne nii. comme ñi di defar ay sachet ndox. c'est en plastique et pourtant tey jii ni am na ay doomu Sénégal yoo xam ne ci la ñuy suturloo. tey jii bu ñu ko dindee est-ce que tamit du indi tamit taux de chômage. xam nga lépp loo gis ci àdduna rek waxtaan la. mais ki nga xamante nii dafa jóg taxaw uniquement bés bu yàlla sàkk mu fekk. li nga xamante ni moom mooy sa askan bés bu yàlla sàkk muy jël poson di leen ko sànni poson boobu mu leen di sànni bu fekkente ni weccit ba mu lay jox moo la gënal muy sànni sa askan poson tey ñi fi amee problème mu cancer kenn xamul nu mu toll. te dara tegu leen ko lu dul lekk ci plastique lu tàng. ñi nga xamante ni dañu amee problème mu asthme kenn xamul nu ñu toll ci Sénégal. te dara tegul leen ko lu dul mbalit mi ñuy taal bés bu yàlla sàkk. depuis 1960 jusqu'à nos jours Sénégal ñetti système yi la xam tonni tuuri taal on fait que déplacer le problème. mais est-ce que du li tax sachet am nga les sachets là sont pas biodégradables tey jii sachet yi boo ko suulee dafay yàq li nga moom di couche d'ozone est-ce que lekkul loolu mooy favoriser nga moo taal. non xam nga tey dafa am loo xamante ni tey buñ la nee maanaam. boo ko fekkente ni jël nga ko. boo ci paree amoo sañ-sañu gas ko suul amoo sañ-sañu lakk ko parce que boo ko gasee suul non seulement yaa ngi créer inondation bu amee tey day tax ndox moomu dootul wàcc ci suuf si. mais dina tax mbuus moomu fi nga ko suul tey jii maanaam loo fa saxal du sax. tey boo ko jëlee dajale ko lakk ko ci benn place foofu nga ko lakk ñax dootu fa sax. beneen bi ci topp mooy fi mu nekk nii boo ko jëlee bàyyi ko mu naaw. juru jàmbur mën na koo lekk mu indil ko gàllankoor mais bu duggee ci biir géej gi tamit jën ya ngay dundee tamit mën nañ koo lekk yow nga mool ba jàpp jën ba nga ñëw jàpp. xam nga dañu toll ci niveau boo xamante ni boo xoolee Sénégal tey dañu toll ci niveau boo xamante ni loi bi ñu am nii yaakaar naa ni amul loi bu ko gën ci àdduna mais dara mënu koo fexe lu dul mu dëgër muy décret d'application bi wàcc. parce que tey gis nga. yaakaar naa ni corruption bi ñuy wax ci réew mi. pour ñu mën koo xeex dëggantaan mu jóge fii lay war a commencer. jëlal exemple tey le cas de Sococim ñaata pono lay xëy di lakk par bés. Sococim moment bi mu gën a polluer ci la ciment gën a seer Sococim tey ñaata at la def Sénégal plus de 70 ans. tey Bargny waroon nañu mën a am hôpital boo xamante ni tey képp ku dëkk Bargny da ngay am carte boo feebaree doo faju. mais loolu war naa mën a ne mbalit mii nga xamante ni bés bu yàlla sàkk tey jii état chaque année ñaata milliards la état di jël di dugal ci mbalit Sénégal mais depuis boobu ba léegi amul benn jour boo xamante ni donc mbalit mi dina am benn source de revenu pour état bu Sénégal état day continuer di génne ay milliards rek di joxe. ñoom seen xam-xam bu rëy bi ñuy woote. mais tey bu fekkente ni da nga teg ay caisse que normalisation ci mbedd yi. da nga war a commencer tey vraiment. ñu trier mbalit yi ñu xam déchets yi fii la jëm fii la jëm lii fii la jëm lii fii la jëm. dama am benn question boo ko laaj maanaam tey est-ce que bëggoo leen tëb ay étapes parce que dañuy ne nañ fi génnee plastique bi sachet plastique. bu pare nag sénégalais yi. am ñu la nga xam te moo ko mën a remplacer donte sax am nañ fi ay papiers yu ñu fiy defar mais booy wut ci marché bi. tey boo demee marché booy jënd sax da nga ne jox ma sachet may ma mbuus. maanaam tey est-ce que teglee te amuñu d'abord la nga xamante moo mën a remplacer sachet yi. waaw mais poser problème xam nga loolu tey loolu yëpp vision la. vision bi mooy industrie bi ñëw am moyen ñëw bëgg a sanc ci biir réew mi donc am na fu muy jaar ba état jox ko kayit jox xool li muy liggéey ndax méngoo naag loolu ñu bàyyi ko mu dugg ñëw indi mais état indiwu fi industrie yi defar plastique. mais ni nga xamante ni tey jii noonu la industrie yi def plastique ñëw planté woo ci réew mi. mais industrie yi defar papier ñu ngi ci biir réew mi. problème bi mooy ñun ñoo tàmm mbuus ba nga xamante ni koo jaay te mayoo ko mbuus mu xuloog yow wala mu gedd la mu jënd dem jënd feneen. effectivement yow problème docteur en tant que économiste tey jii nii li nga xam ne ni moom moo di xeex li nga xam ne moo di ay sachet plastique te ñu gis ni am na ñoo xam ne nii ci population bi lañ nekk te ci kaw sachet plastique yooyu noonu ñuy jaayee supposons sachet ndox yi ci la ñuy dundee yow en tant que économiste ban jàngat nga ci mën def. nuyu monsieur Fall.
di ko féliciter vraiment ci combat bi mu def parce que ñu bëri moo leen sensibiliser ci mbirum plastique wax dëgg yàlla. yàlla def na aussi que ñun suñu dëkk yi ñu leen jiite ñu si bëri jàngi woon fii dañ génn bitim réew jàng fa gis lu bëri bëri gis ne ni ñu fonk environnement bi. li gën a yéeme mooy ne bu ñëwee lu tax duñ ko mën a appliquer fi ñu dëkk. loolu moom war a mën a yëpp ñëpp. voilà mais il faut nga reconnaître ne quand même depuis quelques années am na ay avancées. après loi bi am na ay avancées. début bi nag. coow li ci amoon yëpp wala bon lu jaxasoo ci esprit nit ñi ci gouvernement coopam lu jóge parce que mun a voté loi ne day entrer en vigueur en même temps ba autoriser port ñu débarque fa ay mbuus kooku xam nga mënta nekk gaa yi ñëw ci def seen lobbying gis leen ñu ne mën na leen bàyyi ngeen commercialiser nit ki jël ay millions def ko ci nga ne ko di nga ko bàyyi ba mu épuise stock am nga xëy rek ñëw pour jël aussi di ko sànni yooyu yëpp daal maanaam ci gàttal mbir moo lirul maanaam parfois tu te dis que est-ce que vraiment amul yeneen nekk ci gannaaw parce que bu toll wutu demee noonu mais de manière générale déchet plastique moom parce que dëkk yi mag dañuy gis ne dañuy def d'abord lu ñuy wax le tri sélectif nga jël verre def leen nii jël yeneen sachet def leen nii nga jël après yeneen déchets yi nga xam ne ay fer yeeg yooyu teg leen ne leen nga xam ne après da leen di recycler. dafa am solo recyclage. donc am na ci yu bëri yu utiliser yoo xamante ni mën na am une seconde vie. voilà beneen bi mooy ne déchets yi nga xamante ni état yi ci dépensé xaalis bu dul jeex. mën nañ ko utiliser aussi di ci produire de l'énergie kooku ñëpp xam nañ ko. gars yi théorise nañ ci théorise waat na ci. c'est problème bi nag mooy ne idées yi bëri na wax ji bëri na mais parfois pour mettre ko en pratique mu nekk lu concret loolu mooy xaw a jafe tuuti. loo xam ne loolu moo ko téye. waaw mais loo xamante ne bii dana créer emploi te baax na ci wér-gu-yaram doomu aadama yi. nguur gun ko wax war nga ci mën a góorgóorlu. xam nga loolu rek foofu dëgguma ko rek économie kii nii docteur. dama la indi rek comme ay leeral ci li nga xam ne ni ba ñu. loi bi lii nga xam ne en avril 2020 la entrée en vigueur ba mu duggee ba léegi wàllum dugg ak génn concernant douane bi fii nii Sénégal instant bi nii dañoo duñ la autoriser nga li nga importer li nga xam ne moom les sachets plastiques léegi bañ nañ ko ba buñ lay bàyyi ngay dugal sachets yi dañ lay naan ce sont des sachets biodégradables c'est-à-dire que d'ici 1 an day dégradable kon tey jii nii mën nañu wax ni avancement am na ci nga xam ne moom mooy loi bi ñu teg. Fatima mën bañu ma ni sax parce que ñu ngi koy gis bañu ma ni avancement am na parce que léegi boo demee ci supermarché yi carton yi moom la ñuy jël defal li nga soxla boo demee pharmacie c'est aussi c'est du pareil au même mais man li ma métti mooy maanaam même bu avancement amee mais loi bi dafa war a am rigueur quoi man dama jàpp ni dañu war a gën a def rigueur. c'est que nag parfois du yomb xam nga tax parce que kii ñi nga xam ne ñoo koy xeex ku ci rek da ngay xëy di daw dépense yóbbu sa kër alors que ñi nga xam ne ñoom la intéressé ñoom mën nañ ci def ay millions jox ko ñi nekk ci ministère wala ci député yi nekk assemblée pour toujours ñu lay jàppale loolu nag moo am du Sénégal dafa am ci àdduna bi yëpp ñuy wax les lobbying ñi nga xam ne ñoo xam ay lobbyistes si nan loi bu war a ñëw ñu war ko wotee ñi nga xam ne ñoo war a yor loi bi danañ fexe ba expliquer la ko même bu nente ne da nga ko war a vote tamit ñoon la kon même boo ko mënta ñàkk bañ a voté na nga fexe ba buñ ko teel a appliqué ndax kat ñun investi nañ ci temps ci xaalis il faut 1 an wala 2 ans pour suñu xaalis mën a ñëw et cetera donc loolu moo lobbying boobu yaay def noonu moo koy xaw a compliqué mais bu dee voté loi rek appliqué ko kon mbir mu jeex na bu yàgg voilà mais moom kenn mënul nier ne vraiment avancement bu évolution bu mag a mag am na ci même léegi café boo ko jënd gis nga seen koy def léegi c'est en plastique alors kii c'est en papier alors que bu njëkk ba plastique la woon voilà sànq sa collègue bi ñu koy wax boo demee ci grande surface yi bon bref supermarché yi pharmacie yëpp pratiquement léegi voilà sachet yi lay jox c'est en carton donc petit à petit dana dem ba après parce que dans tous les cas soo bëgg gis sachet te entreprise mu suñ ko produire te obligé nga jënd li fi nekk d'accord voilà moo tax lu mel noonu aussi boo ko jëlee fekk ni ñu engagé woon nañu ay dépenses en tant que état wala may temps pour ñu écouler li ñu engagé woon ci ay dépenses wala boo nga accompagner leen parce que munoo appliquer benn loi pour entreprise bi tëj xam nga détruire ay emploi tey nga ne da ngay créer emploi alors que emploi yi am la ba pare moo tax yëpp da nga koy def en douceur c'est très important xam nga ñun ñëpp ay sénégalais lañ te comprendre nañ bu baax a baax situation bi ñuy dundee parfois donc man daf may arrivé nit dafay wax ne ma donc yow da nga jóg pour xeex ñu mais jóguñu pour xeex kenn mais dañu bëgg xam nit ñi xam ni jamono moo toll foo xamante ni tey plastique li mu yàq ci àdduna maanaam tey bu ñu ko xamoon tey wax dëgg yàlla ñun dañuy daw plastique bien vrai que mënuñu dund sans plastique mais manière bi ñuy dundee ak plastique
moo nekk manière bi nga xamante ni tey wax dëgg yàlla amul benn sénégalais buy génn dem Gambie gu jege gii mais naan sa ndox di ko sànni ci mbedd mi lan moo tax mënuñu vraiment changer suñu comportement yi ba nga xamante ni am na ci loi yoo xamante ni du jar woon sax ñu koy voter parce que lépp mi ngi aaju ci yar dafa am loo xamante ni nag bu fekkente ni dañ ko rate ca base ba donc day poser problème muy yar gi bu njëkk papa da doon yar ci biir kër gi boo génnee mag yar ci mbedd mi nga dem école ba école bi yar mais tey loolu yëpp dafa génn amatul parce que droit yi dafa bëri koo dóor sa doom mu ne nàngam koo jàngal sa doom def nàngam mu ne pourquoi xam nga dafa am loo xamante ni buñ fa tolloo xam nga soo xoolee jamonoy Serigne Fallou bi muy door làqu maanaam bi Baye Laat di ñëw Baye Laat dafa ñëw parce que fekk ñun askanu ñun waa murit gi maanaam dañu doon dund ci folie parce que maanaam Maam Fallou dafa nekkoon koo xamante ni maanaam lu waaye def rek boo ñëwee boo làqoo ci moom raaw nga comprendre Baye Laat ñëw donc redressé jubbantiwaat tegaat mbir mi ci yoon donc suñu président de la République Macky Sall bi mu ñëwee donc fekk na ñun dañ doon dund ci folie boobu nag dafa dem ba déborder carrément donc bi mu ñëwee commencé di redresser boobu nag lépp mi ngi tegu woon ci yoon mais par contre lobby yi dañu bëri doole boo xamante ni tey bépp proposition boo xamante ni ñi ngi koy proposer état wala ñu ngi koy proposer yeneen i acteurs rek man ci sama bopp proposer nañ ma ko mais damaa bañ ba tëdd ci naaj bi parce que xam naa situation bi askan wi di dund tey boo demee hôpital Le Dantec ñi amee problème mu cancer wala ñi amee maladie respiratoire wax dëgg yàlla di nga xamante ni ñun ñi ngi dund souffrance bu métti nga dem ci restaurant yi bu ñu toggee ceeb ba ceeb bi lamb ñu takk ci mbuus def ci frigo yi bu ñu xëyee dugal ci biir cin li tàngal ba mu tàng xëy jox doomu aadama yi ñu di ko lekk nga gis nit ku sol ndox ci mbuus di ko jaay xamoo ndox ma fam ko solee xamoo ndox ma ban genre mais li nekk ci mbir mi dafa bari ba tax na tey bi loi bi wàccee donc ñun yaakaar naa ni tey boo xoolee ñi nga xamante ni dañ doon dundee environnement ñëpp dañoo toog jàpp seen ñàmbur amatul kenn kuy wax ci wàllum pollution bi amatul kuy wax ci wàllum environnement bi parce que yaa ngi encaissé li ngay encaissé di toog jàpp sa ñàmbur donc ñun on est toujours sur le terrain buñ ci mënul dara it am nañu sañ-sañu dugg ci population bi di waxtaan ak ñoom ndànk-ndànk ndax tey ku waxoon sénégalais ne ko casse à jeter yu ñuy jaayee café dina jóge ci Sénégal kenn du la gëm bu njëkk bu ma daan dox ci mbedd mi dañ ma daan yuuxoo ñi des fois nit humilier boo xamante ni sax yow doo comprendre parce que da ngay xam ni kii xamul exactement li ngay wax lan la mais tey bu ñu demee ba loolu commencé di dox ñu gis ne tey jii ñëpp population bi ñëpp daw nañ jëm ci environnement man mbégtal ci man bànneex la ci man parce que temps de combat bi nga def ci terrain bi donc tex ba lu ëpp ci population bi tourner seen xel yëpp jëm ci aalam ji vraiment yaakaar naa ni sedd na xol mais dafa am lu des dëggantaan te loolu tant que wàccul li ñu bëgg ci aalam ji pour ñu mën koo am dina xaw a compliqué gis nga démb ak tey boo xoolee ça fait 3 jours 3 jours banlieue bi oto mbalit taxawaalu fa 3 jours pourquoi oto mbalit taxawaalu fa parce que ñi ngi doon préparer journée bésub setal bi moo waral ñu récupérer tous les moyens pour am fuñ ko def mais loolu ñu récupérer ci mbalit yëpp mais c'est de l'argent ñaata moyen lañ génne mais mbalit moom yëpp dañ koy yóbbu mbëbës taal ko te ay ndaw nekk fi di yëngu ci recyclage ñu wane mbuus yi war nañ ci mën a liggéey ba génnee ci carburant mbuus yi war nañ ci mën a liggéey ba génnee ci ay briques tàggale xale yi nga xamante ni dañuy jàng ci abri provisoire ci àll bi mais mbuus yi lu ne mën nañ ko cee def mais dañuy continuer di polluer atmosphère bi di lakk mbalit mi di tourni tuuri taal ba kañ mu continuer yaa ngi problème waaw man sànq bi ma lay wax noonu naan la ñiy xeex mbir mi ñu ci ëpp suñu genre ga nga xam ne nga xëy daw dépense bu yóbbu sa kër alors que ñam concerné ay gros bonaan lañ maanaam seen loxo sama poste xaw diis dañuy dugal fa ne léegi waxam ji mu wax nii daanaka confirmé tuuti leen loolu wax noonu parce que
souvent les gens sont prêts à casquer fort pour acheter l'essence de certaines personnes. souvent noonu lay demee quoi. moo tax ñuy wax lobby. waaw da nga xam ne kii moo yor mbir mi man xaw ma ko mais diw na man de xam naa ko. boo ma joxee temps ma fexe dootu ci waxti wala li muy wax nii mu jëm ko retard. yow nga xool ni mu la neexee rek ni nga ko bëggee ngeen waxtaan ci pour jëm appliquer loolu. d'accord Modou Fall du bëggoon laajte rek ndax gisoon ni jot na ñu taxawal fii entreprise de recyclage ndax gis nañ ni mbalit mi naam am na loo xamante ne sax dañ koy recycler mais xaaj yëpp tamit ci lii di géej gi fa la jëm. te luñ ciy gën di for sax mooy ay coton-tige li ay sac en plastique ay ceeb ak yooyu ay yenn kii yenn papier yi ak yooyu yoo xamante ne day indi ay problème ci ñi nga xamante ne ñooy dund ci biir ndox bi. ndax gisoo ni tey jii état bi war na investir teg fi benn entreprise de recyclage ndax ndaw yi ngay wax nii. ñu mën cee njëriñu état bi tamit mën cee njëriñu. xam nga loolu dafa bokk ci man bi may feete sama 18 ans de carrière donc dama invité képp kuy yëngu ci wàllum recyclage. ñii dañu indi gasoil boo xamante ni ci mbuus dañ ko defaree ñu indi ay briques indi ay pavé indi ay banc écologique yoo xamante ni avec 290 kilos de déchets plastiques lañ ko defaree banc wu 3 places. yoo xamante ni tey boo demee Saint-Louis tey le long du littoral di nga gis banc yooyu ñu ngi foofu jusqu'à présent. donc indi ay firnde yu leer ne donc ak conditions yi bu fekkente ni tey ji am nañu benn nombre boo xamante ni dinañu permettre ñu dugg ci dépotoir d'ordures yi donc dépôt bu ñu def 1 mois 2 mois. bàyyi fa benn nombre de personnes bu yàggee yaakaar naa ne plastique dina jeex ci réew mi mais mbir mi. dafa sori ak li nga xamante ni moom mooy réalité bi. parce que ñi nga xamante ni dañ ci nekk di dund imaginel tey li nekk ci loi bi boo ko liiree kenn ku ci nekk boo ko liiree di nga sawar loi bi ñu mu am nu mu tuddee décret d'application. lu tax mu di ko am mooy. parce que bépp butéel boo jënd ci mbedd mi ci boutique boo ko naanee ba pare day am consigne boo ko mënta jëli garantie bi xale boo ko may mu dem jëli ko. buñ ko defoon respecté ko normal donc yaakaar naa ne entreprise de recyclage yi dinañ gën a taxaw. Sénégal 198 000 tonnes de déchets plastiques yi ñuy récupérer par année. 6 000 lañ ciy recycler. tout le reste dañ koy taal lii dem ci biir géej gi waxuma la li nga xamante ni moom mooy déchets yi ñuy récupérer. ñaata façon déchets la ñu mënta récupérer. muy emballage yu bonbon yi emballage yu yenn produits yi nga xamante ni donc dafa tuuti ay yenn espèces yi nga xamante ni bés bu yàlla sàkk ñu ngi koy usines yi ñu ngi njëkkante jam ñaajo di implanté wu. dëgg la. te dañu toll ci niveau boo xamante ni ku ñu dàqee bitim réew nga daw wuti Sénégal. dëgg la dëgg la mais booy ñëw nag ci biir réew mi li nga xamante ni moom mooy sunu impact environnemental yëpp da nga ko war a respecter. loolu pour ñu mën ko respecter mooy il fallait ñu am décret de loi boo xamante ni moom mooy appuyer loi bi nga xamante ni dinañu permettre naka sudul noonu bu ko entreprise defee au moins association bi gën a ndaw ci Sénégal dinañ mën a jóg taxaw dal ci kawam. pour loolu mën a saafaraw am na solo Modou Fall mu nekk l'homme plastique comme li mu wax rek lu waaye di wuyoo lu ne da koy nduroo bu ñu duggalee li nga xam ne moom moo di loi bi mu nekk en vigueur ñu def ci li nga xam ne moom mooy li ci war ba bu ko defee rek ñëpp dinañ ci bénéficier wu ñoo ngi koy sant di ko gërëm waaw di ko sant di ko gërëm vraiment ndax kàddu yi rafet na. raison en termes de solution pour loolu am njëriñ. solution mooy ne les pouvoirs publics doivent encourager davantage les entreprises à s'insérer dans le recyclage mais aussi doivent les accompagner. D'accord. Comme ni ko docteur waxee rek les entreprises doivent accompagner ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci lii di recyclage di ci def lu rafet Modou Fall ñu ngi lay gërëm vraiment ce présent am na solo kàddu yu ñu fi yëkkati am na solo ñu ngi lay gërëm di la wax rek nga continuer ci sa combat bi ndax am na njëriñ trop te li la di environnement